procès bi nga xamante ni moo ñeel Adji Sarr Sonko gis nga barki démb seen teewaay foofee ñu leen di auditionné confrontation bi am entre Adji ak ki nga xamante ni mooy Ndeye Khady mais également présence su ki nga xamante ni mooy avocat am di maître El Hadji Diouf ñu gis beneen facette bu bees ci bi lépp mbir à savoir maintenant mu mel ni dañoo bëgg wane ki nga xamante ni mooy Adji wane kan mooy Adji wan ko ki nga xamante ni moom mooy le grand public ngir ñu mën a découvrir Adji jigéen bu taaru jigéen bu jongoma jigéen bu leneen nga xamante ni peut-être mun na tax nit ki dem ba def lu nga xamante ni waru ko def ci façon bu ñu ko bëgg wane maintenant ci askan bi keroog mu dox jëm ci tribunal très joli dans une robe très jolie également donc sa gis-gis booy ñëwaat ci bilép mbir ak tey jii côté communication ni ñu bëgg mettre en avant ki nga xamante ni mooy Adji Sarr en tant que femme bu jongoma. mais yonent yàlla Yusufa bi ñu ko jiiñee loolu bi ñu jël ko ak la ca xew yëpp ba ñu demee ba àtte ba dañu soxna si dafa ne léegi indi leen ko ñu rangale ay jigéen jox leen paaka ak ay ñu tiim ay plate ak ay fourchette ak yooyu yëpp ñu def ci ay yàpp ñu war a dog mu ne xaar leen bi yonent yàlla suñu tël kenn ku nekk da nga dagg sa loxo c'est-à-dire que c'est important li nga xam ne moom la ñu def relation publique boobu c'est très important relation communicationnelle bi parce que c'est pas la première fois am na ci l'islam war nañu wane ne kii mën na tax nit ñàkk sagoom ba def lu mu wartoon def comme ca temps wu Yusufa ba ni soxnaam si wone ni kii mën na tàggale ay nit ak seen sago ba def lu ñu war a def donc loolu c'est tout à fait normal xam nga problème lan la nañu bàyyi di juger ci mbedd yi journalistes yi duñu juger réseaux sociaux yi duñu juger rajo yi ak télévision yi duñu juger wax ji ñuy wax nii yëpp di kenn ku nekk di ko jël des deux côtés amul benn njëriñ parce que le juge n'est lié que par les faits qui se sont produits sur les lieux du viol mooy Sweet Beauté kan moo fa dugal la xew ci biir Sweet Beauté ñoom lan lañ defante te yàlla xam ko peut-être am na ay témoins lan moo fa yóbbu Ousmane Sonko à 22h moment boo xam ne dañu nekk couvre-feu loolu mooy problème bi mais gis nga lii gaa yi wax yooyu yëpp dañuy def xeex boo xam ne xeex la pour l'opinion mais xeex boobu ça ne lie pas le juge parce que juge fu mu toll nii ñun li ñu jàpp rek mooy jàpp nañ ko mise en examen nañu ko def nañ contrôle judiciaire c'est-à-dire que kon am na des faits graves et concordants yu wane ne kon Ousmane Sonko li ñu ko jiiñ en droit mun na ne moo ko def loolu moo tax Ousmane Sonko juge bi def ko contrôle judiciaire te ñu war ko àtte il faut ñu àtte ko dañ koy àtte parce que suñ ko àtte wut réewu Sénégal mooy discrédité boppam parce que mënul taxaw di saaga magistrat yi gën a mag di saaga waa assemblée yi gën a mag di saaga président de la république def loo xam ne nit ñi nee nañ jëye bu tax ñu war la àtte la ñu taxaw ne kenn du ko àtte loolu du yoon nañ ko àtte na état bi dëgër état bi fort xam ne Sénégal ci moom la sësu parce que mënuñu rey 14 personnes qui sont morts tey ji yaa ngi waaj a ndogu am na ñoo xam ne ñoo doon jox ndogu seen baay ak seen yaay tey amuñu ku leen jox ndogu am na ñoo xam ne bàyyi nañu seen ay njaboot bàyyi nañu seen ay doom seen doom yooyu sànku nañ kenn yoru leen su fekkoon ne Ousmane Sonko waxuloon ne yéen kaay leen na leen jaral seen bakkan pour que man kenn du ma juger loolu du am. donc il faut que nit ñi xam wax dëgg. yàlla dëgg la bëgg. lii am na parce que Ousmane Sonko moo tax mu am léegi nag man waxuma keneen waxul ne moom moo def wala defut mais nañ ko yóbbu fa nga xam ne fa la mbaxana nekkee benn. ñu leeral ko su fekkee ne moo am dëgg. ñu bàyyi ko mu dem su fekkee ne amul dëgg ñu jaarale ko fa ñu jaarale ñëpp parce que beaucoup de Sénégalais tey depuis ba mbir ma xewe ba léegi tëj nañ leen ci kaso yi pour viol tëj leen ci kaso yi pour sàcc tëj nañ leen ci kaso yi pour lu gën a tuuti loolu donc warta am ci réew mi ku ma am ndey ak ku ma amul ndey il faut une justice qui respecte les individus qui respecte leur dignité qui respecte aussi l'autorité de l'État parce que État mënu fi nekk pare nit taxaw jël nit ñi ne leen dem leen ngeen dee ñu yàq alali jàmbur yi des boutiques ñoo xam ne yàq nañ seen liggéey ñoo xam ne ñàkk nañ seen alal tout simplement parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas d'après li ñu gis pour aller répondre à la justice que loolu am ñu ne voilà nañu waxante ci rajo yi di génne ay audio di wax lu ñaaw pour que affaire boobu ñu teg ko nëpp ko kenn waru koo nëpp nañ ko ubbi
su amee dëgg njox ko dëgg su amul dëgg ñu jàll ko fi ñu jàlle morom yi. d'accord tout à l'heure nga ànd ak man ci ni li ñuy def nii maintenant autour de la personne de Adji Sarr muy ab communication autour de sa personne bu am solo nga cité ki sax exemple li xewoon ci temps yonent yooyu donc c'est bel et bien réel que ni am na solo nga présenter parfois ki nga xamante ne mooy victime bi nit yi xam kan mooy en réalité la Adji Sarr mais ci kaw loolu bu fekkee ni jàpp nga ni communication bi am autour de sa personne c'est importante est-ce que kon loolu du xaw a réconforter un tout petit peu li nit yi jàppee thèse complot bi ak manipulation bi am derrière monsieur le ministre. non complot moom Ousmane Sonko moo ko dàq moo njëkk a wax ne bàyyi leen def seen ay tooxi doona ba pare ngeen wañee ko ñëw naan voilà dañ leen a complot donc on se réfère à lui pour ñu donner un jugement ci affaire boobu. Ensuite bi mbir yi amee des milliers de personnes dañuy jëg ànd ak Sonko gars yi di manifester di lakk dëkk bi mu ne na leen gëral seen bakkan ba ay nit ñu bëri dee ba Adji Sarr moom noyé ba Adji Sarr version était noyé kenn xamatul version kenn xamul moom moo tooñ wala tooñul ñu bëri dañ ne moo tooñ. am na ñoo xam ne moo tooñ pour mucc ci li nga xam ne moom moo xewoon donc léegi suñu demee ba nga xam ne nit ñi xemuleku nañu nit ñi dem nañu ba àndaat ak seen ay sago war nañ xool mbir mi tranquillement war na moom itam mu wone wax li xew donc c'est ça parce que li xew nii léegi leer na parce que depuis ba France 24 RFI ak Le Monde bi ñu génnee ay article wane laaj ko mu wax ñu laaj Sonko yooyu bëggul a wax léegi Sénégalais yi xam nañu ne kii lii moom mooy version donc c'est très important pour Adji Sarr ñu génne version pour Sénégalais yi xam ko ñu génne Adji Sarr nit ñi xam kan mooy Adji Sarr ndax kii jaroon na la fa xew fa wala déet c'est tout à fait normal mettez-vous en tant que femme à la place de Adji Sarr yàlla tere jigéen bu mën a doon su fekkoon ne loolu dal la da ngay bëgg yow ñu jox la cër pour sa version nit ñi au moins mën ko ñu déglu ko waxuñu la nag ñu jox la ne la yow tu as raison parce que mën na dal ku nekk y a des milliers de femmes qui sont violées yoo xam ne xamuñu sax ki leen violé man quelqu'un benn waay moo ma raconté man maa ko laaj parce que vraiment waa ji il était un peu malade dafay def loo xam ne des fois nee na du ko tey mu demoon Louga mu nekk fa maçon am benn chantier benn femme romb ko timis mu xëcc femme bi daal di koy jël di ko violer yuux yi am mu feeñ ba ñu tëj waa ji est-ce que femme boobu elle est responsable en rien ci loolu elle n'est pas responsable donc yu demee noonu dañ ko war a seet ndax dëgg la wala du dëgg parce que tuuma moom fi leen ko ñàkk fi leen yàgg nañ ko mais monsieur le ministre ba tey jii si sa kàddu donte ni tey jii justice mu ngi def yoonam l'affaire est toujours pendant devant la justice joxeegu ci li nga xamante ni moom mooy décision finale am ñu xam ndax dañuy blanchir Sonko wala ndax dañuy inculper ki nga xam Adji Sarr wala ndax Adji Sarr moom dëgg et tout dinañ ci xam dara ci kanam mais ci kaw loolu li nga xamante ni fait yu bees yi nga xamante ni ñëw na rajouté wu ci bile mbir à savoir les audios ak yu ni mel gis nañ ci audio ku mel ni Mamour Diallo est-ce que loolu du xaw a tey tuuti sa xel monsieur le ministre. xam nga li mu tey sama xel. mooy am na ñoo xam ne ñu ngi doon combine depuis le départ pour soustraire Sonko ci mbir mi te loolu dafa rafetul ci benn der dégg nga le juge n'est pas lié par ce qui s'est passé en dehors du lieu du crime c'est-à-dire après la xew affaire bi crime bi am ay jours wala ay weer ñu dem feneen. dafa concocté ay audio ñu defar ko loolu liéwul juge bi xam nga juge bi lan moo ko lié li ma ko waxee woon léegi rek lan moo xew ci biir Sweet Beauté lan moo fa yóbbu Ousmane Sonko est-ce que Ousmane Sonko ànd naa xale bi ci loo xam ne du sagoom wala déet est-ce que am na ay témoins loolu moom moo xew mais audio yi gars yi defar il joue dama audio yi mais audio ma ne autant xoolal audio gis nga audio yi il se jette dañuy def jeter leur vatou dans la bataille parce que xam nañ ne fi mu toll nii ak li leeral bi ci nit ñi am gis ko ci Le Monde gis ko RFI gis ko France 24 nit ñi toogaat ba seen xel dal ak nit ñi nga xam ne dee nañu léegi gars yi li ñu bëgg mooy naxasal xelu nit ñi ba jugement du am ba ñu ne waaw ki dañ ko war a bàyyi mais loolu amul benn njëriñ juge bi n'est pas lié su ko neex du ko xool et puis audio yooyu ñi leen génne mënoon leen jàpp yoon da leen waroon a topp. parce que kenn amul droit ci biir réew mi loi bi ñu yore ngay dem di enregistrer nit di ko jëlee comme un moyen
pour ngay défendre wala nga jël ko pour un moyen pour ngay yàq deru nit. audio yi ñu ne Adji Sarr ci boppam moom moo ko enregistré boppam. ma ne kenn xamul moo ko kenn xamul audio yi sont authentiques ou non kenn xamul Adji Sarr moom moo ko enregistré boppam wala te loolu tey na xel muy dem di enregistré boppam ak nu mën di demee daal audio yooyu du lié juge bi na Sénégalais yi xam ne audio yooyu ngi dem defar du lié juge bi warta xool juge bi du xool loolu xam nga lan lay xool day àtte la xew ca biir Sweet Beauté ba pare su ko àttee ba pare soo nga ne indi nga sa audio ñu door a xool ay audio waaye ngeen bëgg yuuxu indi ay audio pour que kenn du ko àtte dañ ko war a àtte parce que ñu bëri fi mu toll ñu ngi ci biir kaso yi tëdd nelaw ku ma amul ndey moo leen fa bàyyi donc Sonko dafa bëgg réew mi ku ko bëgg dafa am charte yoo xam ne da nga ci war a jaar mooy nga def loo xam ne soo ëllëgee soo yoree réew mi soo ko tegee ñu ne war nga koo teg waaye audio yi ñu defar nii amul benn njëriñ pour yàq xelu nit ñi la pour ruube nit ñi la loolu kenn waru koo defar loi nangu ko ci biir réew mi nanguwuñ ko bitim réew te juge bi su ko neexee du xool dara le juge nag bi li tax mu jël kii Sonko mise en examen ko daal di koy jël def ko ensuite contrôle judiciaire cela veut dire que am na ay preuves moom am na ay preuves yoo xam ne yu grave très grave yoo xam ne concordante yoo xam ne moom gis na ko ne lii war naa tax ñu topp Sonko loolu moo am solo nañu bàyyi Sonko ak Adji Sarr ñu dem ñu jàkkaarloo ca kanam tribunal sénégalais yi déglu leen ku am dëgg ñu jox la dëgg su ko Sonko amee ñu raxas commissaire wecc affaire bi jeex ci moom jeex ci njobootam jeex ci parteem jeex fépp mu continuer su fekkee ne Adji Sarr moo ko am ñu jox Adji Sarr dëgg mais man li ma gën a jaaxal mooy ay jigéen yu bëri ak sénégalais yu bëri dañuy wañeeku parce que Sonko homme politique la parce que am na dimension nationale ñu ne waa yow kay xale bu ndaw nga ndeysaan yaa nga jógee ci biir àll ba kenn jàppalewu la nga dëkk ca gajj ba nga ñëw biir ndakaaru gii naan da nga fii të koo xam ne day wut réew mi kon bala ngaa sànq kii dañ lay sànq te loolu du yoon loolu yàlla bëgg ko yàlla daa bëgg ñuy àtte nit ñi ci dëgg ku am dëgg jox la dëgg ñi nga xam dañoo nekk ay faible yàlla daa bëgg ñu jàppale ceux qui sont faibles yàlla bëggul ñuy néewal doole ku faible te weeru koor la ñu nekk yéen ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne dañuy woor yàlla mooy tax ñuy woor nañu jaar ci li yàlla wax c'est-à-dire que faible nañu dimbale miskin yi nañu dimbale néew ji doole yi waaye bu ñu néew doole mukk parce que kii dafa am alal kii dafa am daraja parce que homme politique la Adji Sarr seen doom la Adji Sarr seen jarbaat la Adji Sarr seen sët la su ngeen ko mënta dimbale jox leen ko àqam jox leen ko droit am mu dem ñu àtte ko devant Sonko suñ ko yeyee ñu xam ne yey na ko su yeyee ngeen jox ko droit am loolu la yàlla bëgg. alors. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.